ko dalee atum 2003 ba atum 2009 daan na yëngu ci wàllu mannequinat mu boole ci créer labelu boppam tuddee ko ci njëlbeen bi Ndeye Maguette Couture broderie fukki at ci kanam ci la ko soppi daal di koy tuddee boppam Bamba Sow design boobu ba tey tur bi di wëy fukki at ak juróom mu def ko ci ëttu mode bi looloo waral tey jii mu nekk styliste modéliste ak créateur bu kenn dul natable ci réew mi ak ci biti réew Bamba Sow bokk ci ndawi réew mi teg ci di yëngu ci wàllum mode. spécial Korité la ñu wax suñu mbokku internet yi comme ni ñu laan ko diggee woon rek noonu lañ koy defee ak yéen tey jii nag spécial Korité ci Dakaractu daal di dalal kii nga xamante ne mooy Bamba Sow nekk styliste créateur boo xamante ne kenn dootu ko présenté te kenn waa Bamba Sow kon ñu ngi lay nuyu di la bàyyi aussi nga nuyoonte ak internet yu Dakaractu. tout d'abord soxna May maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen màggal di nuyu itam équipe bi nga àndal yëpp. di wax ne rek dañuy kontaan saa su nekk di leen gis. ci suñu wet ñun ñu seet si. parce que ku nekk xam na ne que liggéey bi ñuy liggéey dafa ànd ak yéen. donc de passage tamit mooy nuyu ñi nga xamante ne dañuy suivre Dakaractu. di leen wax ne rek tey ñu ngi ànd ak yéen ci mode qualité ak waa Dakaractu du yomb nag comme ni ñu koy defee saa su nekk. yomb moom du ko mën a def tey nag dañuy toog rek daal di waxtaane li nga xamante ne mooy mode bi en général waaye ñëw tamit ci li nga xamante ne mooy Korité bi nga xam ne moom la ñuy dëkkmal Korité baa ngi ñëw tendance yeeg mode yeeg modèle yi nga xamante ne moom ngay lancé pour sa clientèle ak sénégalais yeeg de l'extérieur yeeg sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi si biir dëkk bi fii tey ñu nar si waxtaan si loolu yëpp laataa loolu nag dañuy wax li nga xamante ne mooy mode Sénégal dañoo gis ne que mode bi dafa nekk loo xamante ne dafa avancé lool yow naka nga gisee situation mode bi ici au Sénégal. waaw soxna May comme ni nga ko waxee ni ko Sénégalais yëpp xamee wala ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi. côté mode moom. boo duggee biir Sénégal maanaam mën naa ni fii la mburu mi xoyom-xoyomee c'est pas pour rien. kuy ñawlu cible Sénégal tey boo nee cuub wala bazin ñu ne Mali. nga ne wax ñu ne la Côte d'Ivoire. mais nag boo nee couture. ñu ne la Sénégal. dafa mel ni fii Carrefour la donc. Carrefour la comme ni nga ko waxee noonu. parce que déjà bu dee design kese. yàlla daf ko def ci suñu deret. donc peut-être nag li ñuy français yi colonisé moo tax ba dañuy xam nan la ñuy agencé couleurs yi lan moo war a assorti lan moo war a ànd. ba lépp loo xamante ne dañ koy def rek. souvent la plupart gars yi dañuy accepter li nga xamante ne moom lañ leen tegal. waaye. ñu gis ne que yàgg nga loolu ci milieu bi nga xamante ne mooy milieu mode bi daanaka suñu juumulee def nga fi 16 ans apparemment ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci sa jaar-jaar bi nga dooree ba léegi ndax yëg nañu ni it boutique bi yaa ngi ko tuddee woon Ndeye Maguette Couture broderie waaye ci 2009 nga ko tuddee li nga xamante ne mooy Bamba Sow design. soxna May dina kontaan loolu ci laaj bi et puis na sawar yi tamit pour tontu ci di wax ne tamit da nga mel ni da nga maîtriser situation bu baax a baax parce que ni nga ko libellé nii sax. da nga maîtriser am na sax yoo xamante ne man jàpp ma ko ci woon. waaw mais comme ni nga ko xamee rek boutique bi. Ndeye Maguette Couture la tudd. de passage ma ko ciy nuyu. mu nekkoon kenn ci sama soxna yi grand frère yi. ba 2013 defe naa sama juumul. exactement souvent entourage beeg staff beeg xarit yeeg soppe yi ne ma lu tax boobu doo def Bamba Sow design prestige def ki sa tur ci biir noonu tamit ndeysaan boobu la ñu indi Bamba Sow design prestige bi nekk ci tamit di ci ànd ak staff bi parce que damay wax ne rek liggéey bi tey bu melee nii du Bamba Sow design kese am ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi nekk ci biir donc yaatu na géej la daal am na ñu nekk ci ginnaaw Bamba Sow design Bamba Sow gis nañu nekk nekkul sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk fii rek ñoo koy suivre côté international bi aussi dafa nekk koo xamante ne kenn dootu ko fa présenté tamit man relation ngay entretenir ak ñooñu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi. waaw soxna May relation bi c'est très simple affaire de confiance la. respecter li nga xamante ne nii mooy les engagements yi nga jël. à travers. les clients da ciy bëri sax ñoo xamante ne duñ la xam. à travers la télé lañ lay gis wala ci internet bi mais amaana ni ngay exposé li ngay présenté ñu am confiance. wala téléphone jël seen alal yónnee la nga war leen ko liggéeyal
donc lii logique di yoon mooy nga respecter rendez-vous yi nga xam ne ak normes yi. ba bu dara ba jotee ñu jot ci seen yóbbante benn. ñaareel bi mooy lépp loo xam ne wax nañ la ko nga defal leen loolu. te si bëri na ñoo xamante ni sax souvent dañ la naan Bamba defal lu la neex. parce que déjà xam nañ ne que l'expérience mi ngi fi. le savoir-faire tamit mi ngi fi. ci biir loolu donc ñu leen ciy gërëm de passage dinañ ci sant. ci côté confiance boobu parce que mën naa ne nag Bamba daa ko fi ñëw wala mënu fi. mais comme ni lañ vu que dañu am suñu style gars yi préféré ko. ñu am suñu propre marque moo tax souvent ki nga xam ne nekk ci diaspora bi ak ci jegenaay bi ñëw si Bamba Soul Design di fi wut si ay. leer na yaa ko wax seul le travail paie te liggéey lu mu rafet ñi nga xamante ne ñoo ko xam dëgg suñ ko gisee dinañ ko xàmme lu si mel ni nag liggéey boobu noonu lu ñu gis couturière bu nekk wala couturier bu nekk boo xoolee yére bi nit sol ko rek da ngay xam ne lii kii moo ko ñaw yow la mooy sa spécificité wu couture. waaw foofu moom dinaa sawar trop pour tontu ci dama ciy sant borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax. mun naa ne liggéey bi ñuy liggéey fii ci biir Bamba Soul Design Prestige. lu ñu laal lu nekk yàlla teg ci loxoom. macha allah. ba tax na gars yi di sopp suñu liggéey. di sopp suñu marque. c'est pas donné à tout le monde que nga jël benn mbubb ñu ñëw ko ci benn label mu génn ñu ne diw moo def lii am na fi nag. fii si biir Sénégal. ñu mën cee citer ay tour même boo fekk fañ ko doon ñëwee boo ñëwee xool mbubb bi la mbubb mi kat diwa ko ñëw. te pourtant bañ koy dagg fekkee woo ko bañ koy ñëw fekkee wuloo ko. donc Bamba yàlla dimbali ñu ba nga xamante ne nii ci mbaaxam ak kattanam am nañu loolu. loolu signature. mooy signature bi mooy marque bi. souvent nga solal benn nit ñi wala téléphone telle personne yaa ko solal de nga ree ne waaw. donc dem nañ ba nga xam ne xàmme nañu sa marque. lan moo waral loolu lan moo waral nit ñi di xàmmee tout le temps. touche boobu ngeen siy def. donc fi ñëpp jëmuloo foofu. pour commencer et puis si kanam tuuti rek xam naa ne dinañ dugg ci biir mbubb yi xool. incha allah. ñun suñu défi mooy dañuy innover saa su nekk. li gars yi dul gis ñu leen koy indil. tey boo ñëwee fii Bamba Soul Design Prestige soxlaatuloo di ñu lay woon li ngeen daan gis bés bu nekk. dafay baax ñu wan la lu bees loo xam ne daa woo ko gis nga gis ko. absolument. donc yéen loolu ngeen di soxla askan wi tam loolu la ñu soxla. loolu la ñu soxla. donc may wax ne tamit da ciy baax liggéey bu am finition. trop. vous savez. gars yi nekk tugal léeg-léeg bu ñu jëndee benn tenue mu nekk prêt à porter gars yi daal tax non non mais kii Italie lañ ko ñëwee wala Italie lañ jógee wala c'est telle marque c'est des personnes comme nous ñoo koy liggéey. lan moo tax ñun mënuñu am loolu te la plupart c'est des africains yoo xamante ne ñoo dem nekk ci confection ba di ko liggéey. donc il faut que ñu gëm suñu bopp tuuti. côté finition côté rendez-vous. respecter finition respecter rendez-vous bi c'est très important. dëgg la gis nañu aussi que couturiers yi nekk fii nii la plupart du temps dañuy di jéem a di copier style européen yi. je dirais pas que c'est côté coupe ak yooyu sax mais si seen façon de faire par exemple léegi da nga daan gis bu yàgg clients yi dañu daan ñëw rang si atelier xam nga di kaas sama yére pare na pareegul xëccoo bi foofu fees dell du coup doo mën a sax xam modèle yi ñu exposé doo ko gis ak doo déco atelier bi ça sort pas. maintenant dañu gis ne que prêt-à-porter moo am. léegi bu la neexee sax bul dem di buuxante si tissu et tout ñëwal si atelier bi tu vois les habits ñu ñëw ko ba mu baax parfaitement ñu exposé ko nga ñëw xool bi la neex nga jënd nga dem. la moo tax style boobu noonu. bon xam nga damay faral di wax naan bëgg a tari te jàngoo amul fenn. foog nga tari foog nga jàngoo. donc man Bamba donc fi ma génn mooy complexe Sadia. donc def fa ñetti at. donc du ñaari fan. day bu ñuy tudd jigéen ñi ëpp tur fii ci Sénégal Juma ngay tudd Collé Ardo ngay tudd Sadia Gueye ngay tudd. donc mun ay umusi. ñeneen ñi sax xam naa peut-être seen rakk la ñuy doon wala seen i doom mais ñooñu ci mag ñi. man chaque événement bu ñu toogee bañ na suba la julli fu 20 heures jotee je ferme rideau. Ah pour oui. commencer
bu 16h jotee 17h je commence à faire les appels wala ma ne sama assistante defal appel yi. ñu fi des. tantôt li des mun naa ko dugal sama maalu oto bàyyi ko foofu noonu ay ça sera une dizaine genre ñu xawoon sori fu ñu la woowee suy xajee nga jaar jox leen ko soo la sunu ñi jege si la nga jox leen seen i tenue. dañu dépassé léegi client ñëw ci boutique di jooy parce que sama ñëw parewul. dañu dépassé stade boobu noonu loolu c'était dans les années 60 ci ñoom maam la woon léegi dépassé nañ ko. pourtant mu ngi am ba tey nag. waaw mais ñàkk xam ni ñuy liggéeyee la. liggéey bi du xaalis bi amour la encore une fois de plus. ci xol bi la nekk. li nga mën a jël ko. fi nga war a yem fa. kenn ku nekk li nga sartoo ak moom bu heure ba jotee nga jox ko matale. am na ñoo xamante ne nii seen livraison mi ngi war a dem le 30 wala le 31 tey seen commande pare na ba paqueté nañ ko teg nañ ko. macha allah. kenn ngi may woo tey fii suba le 25 la am rendez-vous ma ne ko waa sa affaire yi pare na parce que souvent su may joxee rendez-vous sax dama koy avancer. comme ni boo waree pare le 20 ma ne le 25. am nga benn marge boo xamante ne ni ak bu coupure amee bu kii feebaree bu ko lii dalee parce que ay doomu aadama lañ tamit. di nga mën a honorer say engagement yi nga xam ne jëloon nga ko. waaye Bamba yaa ko wax léegi ñaw bi ñu si bëri ñi nga xamante ne tekki nañ si tey peut-être amour bi la ñu jiital. waaye gis nañ ne que léegi xale yi dafa mel ni xaalis bi la ñu jiital parce que concurrence bi bari na trop. xale yi ñëpp dugg nañ si ñaw presque. et lu nekk ngay gis nag façon bu ne naka nga gisee loolu ban analyse nga si def. mais soxna May. dinaa wax benn affaire ñu xam ko et puis les plus jeunes aussi ñi nga xamante ne ñoo nekk ndaw ñi nekk ci yoon wi. du bëggee mooy tax a am. c'est beau à savoir. tiit. du may alal. xam nga may alal. ok maye. yàlla na nga comme ni ko sëñ Abdou Karim di waxee. ndaw dafa soxla lu bare bàyyi yàlla na nga. te pour nga am yàlla na nga boobu noonu dama lay liggéeyal sa liggéey nga sol ko kontaan woo ma téléphone mais Bamba merci beaucoup kontaan naa mais Bamba yow doo nit mais Bamba li mais Bamba la yàlla na loxo bi wér yàlla na nga googu moo lay yokk benn. boo demee indi sa morom keneen indi moromam. du ma d'accord benn yoon ñuy bâcler liggéey parce que souvent sax yenn saa yi ñu woo ma ci yenn tournage yu mel ni mode Korité wala Tabaski wala dara. maanaam la je peux pas participer vous savez pourquoi. instant boobu day fekk ma nekk ay xat-xat ak samay clients te clients yi ñuy prestige day ñoom la ñuy jiital ba pare avant que ñuy génn di wane télé wala leneen mënoo am ay ñaw marié ay baptême di ko fi bàyyi dem di tourner ji. wala di ko yóbbu ci ay collection ñu ma ko def je le fais pas. clients yi lay jiital bañ jàll ba pare donc nag ndaw yi il faut que ñu xam loolu. affaire bi du xaalis. parce que dërëm sax day barkeel. même bu fekkee ne par 5 francs ngay jël ci nit ñi sax dafa war a barkeel. donc jarul yàkkam si daal nañ def ndànk-ndànk. kon bokk ñoom dégg nañu ko xale yi nga xamante ne dañoo dugg ci milieu bi jarul yàkkamti bu dee amour moo leen ci dugal di ngeen ci am li ngeen ci war a am balaa ngeen a pare waaye Bamba Tabaski Korité baa ngi war a waaj a yegg si ñu gis ne que tout le temps dañuy dégg couturier yi ak ñi nga xamante ne ñooy yëngu si wàllu mode bi ñuy wax tendance da nga koy dégg tout le temps. selon toi yow lan mooy tendance. tendance dañuy jël li nga xamante ne ni moo adéquat ak temps bi. ñu def ko. bu ñu tolloo ci fu mel ni Korité wala Tabaski. dañuy bëgg bu baax designer mais nag doole yamul. fourchette client yëpp laa am. président ba ci jaaykatu gerte bi. ku fi ñëw rek am nga fi sa prix. di nga fi gis sa bopp. di nga ci gis sa bopp. boo déggee ma wax la loolu kon ma ne que affaire bi du designer kese parce que designer mètre bi day da lay coûter 10 000 ba 15 000. donc ci biir loolu bi ñu ci xalaataat ci ak staff bi ak équipe bi. ñu leen di proposer ay fil à fil di leen proposer ay lin. te ñuy fàttali que ne du tissu mooy cher pour que ñaw bi mën a am valeur. yenn saa yi nga génn léegi nii sol tissu boo xam ne mètre bi 1000 francs lay jar. mais li ngay def ci biir design bi ak ñaw bi
su ma soloon Getzner sama kenn du xool sama Getzner bu 1000 francs bi la ñuy xool. waaye dafa mel ni it solu ci nit la de. waaw bokk na ci nag loolu moom wax dëgg yàlla avec les yeux fermés je répondrai oui dëgg pire. xam nga léeg-léeg tey nga gis ñaari nit kenn ku ci nekk nga daggal ko. mbubb moo xamante ne nii mën naa jar 300 wala 400 000. kenn ki sol ko mu téye ko keneen ki sol ko mu mel ni morceau fobeere kay ñu baal ma ci kàddu bi. donc si nit ki la. loolooy waral parfois est-ce que dina leen di arrivé client ñëw ne leen lii laa bëgg a ñawlu mais yéen en tant que styliste ngeen ne ko man de suma sañoon lii ngay def parce que lii moo lay gën a jàpp. bon loolu souvent daf may faral di dal et puis la plupart su may dal. day fekk gisuma la personne. mu am beneen intermédiaire boo xam ne moo ñëw. ci ginnaawam. voilà les mesures lii la ñu bëgg ak lii ak lii. en ce moment dama ko naan via WhatsApp na ma envoyé photo moom. photo ki koy ñawlu ki koy ñawlu. donc su ma gisee photo ki koy ñawlu dinaa mën a xam lan mooy collé ak moom lan moo koy jàpp lan moo koy téye léeg-léeg nga bëgg ma proposer nga ñëw toog nii ñu toog di waxtaan. loolu maa ngi koy tuddee consultation bu ñuy def entre man ak client bi. nga ne ma léeg-léeg lii ma xool la xaw a ree tuuti ne la man gisuma woon loolu léeg-léeg lii laa gisul ah vu que connaissance bi tu te laisses faire tu fais confiance. et finalement bu ko jotee tamit dafa yàpp ici. d'accord waaye gis nañu ko Korité bi jóge si na de léegi mu jot amaana. ñu gis ne que ñun ñaa ngi génnee ku nekk naan couleur bii la couleur bële la couleur bi moo génn ci ren ji yow ban couleur nga yaakaar ne moom mooy tendance ci Korité bi. bon man nag je dirais que ni man j'aime les jeux de couleurs je n'ai pas de couleur fixe. déjà ñi am benn couleur rek am nañ blocage. souvent sax sama yenn collègues yi nga xamante ne ñoo bokk liggéey bi liggéey dañu maanaam Bamba da nga ñemee couleur. da ngay xool tey couleur bi ma sol nii. yaa ngi ba dee bleu. ba pare xaw a tiré tuuti turquoise. donc nga gis yenn saa yi daal di ñëw ci saumon tey jii bu ñu alimenté boutique bi yëpp def ko saumon. saumon ku nekk xam na ne li ko jigéen ñi di sol moo ëpp. mais su ma ko tegee nga gis gars yi dañ ciy intéressé wu. parce que ça dépend yan couleur nga koy booleel. yenn saa yu ñëw ci rouge da nga ko doon dégg da ngay tiit. voilà comme ni nga defee ni tey foulard bu rouge. bu dee pour une dame ça peut passer. mais pour un homme ça passe pas. ah oui et même s'il y a des hommes qui le portent. mais ça dépend des rouges. parce que tey rouge dafa bëri ay kii nu mu tudd fléchette. da ngay dégg rouge grenade rouge bordeaux. rouge sang et cetera. comme bleu tamit nga koy déggee. donc am na fii yenn mannequin yoo xamante ne tey booy xool rouge bordeaux la ñuy sol fii ci boutique bi. parce que bordeaux day tirer tuuti ci marron. donc ça peut passer pour un homme. Ouais. ça dépend tam ci yeneen couleurs yi. d'accord. donc daal amul couleur boo xamante ne nii moom lañ daan couleur bi mooy génn. couleur boo fi indi ñu def ci la ca war. ce qui est important mooy na nga xam yan couleur ngay agencé. pour dugal ko ci biir tissu bi pour que ñu mën a ànd ñoom ñaar. d'accord ci wàllum li nga xamante ne mooy coupe aussi. gis nañ ne que Korité bi atelier bi moom xam naa ne yi nga dagg moom yaaj na trop yan coupe nga gën a favoriser parce que gis nañ fi ay taille basse gis nañ fi taille maam marinière et tout. waaw def nañu ay taille basse def nañu ay marinière def nañu ay robe mais ñuy fàttali ko rek ne actuellement nii fii ci Bamba Sow Design Prestige dama gis ne que coupe 3D yi moo ëpp doole. c'est-à-dire coupe 3D maa ngi koy doog a dégg. waaw xam nga moom fii la mburu mi xoyam mais donc bu nekk lu nekk dafay am ah. donc coupe 3D yi donc mooy gën a bomb maanaam les coupe 3D moderne. da nga ciy gis benn robe boo xamante ne nii mën na nekk bazin comme mën na bañ a nekk bazin ah. mais boo ko solee donc sur mesure lay nekk. comme coupe veste que mu nekk góor wala mu nekk jigéen. yam ci yow. sa ginnaaw maa ngi ciy gis benn noonu mu taxaw. comme yu góor yi tamit. tey boo xoolee tey bu ñu nee chiffre d'affaires bi ci Bamba Design di def. mën naa ne que day jël 95% wu commande boutique bi. kon nga gis ne que gars ñi bëgg nañ ko bu baax a baax. et gis naa ne que bu ko gars yi gisaatee tamit ci mode Korité bi wu Dakaractu bi ak YouTube beeg yooyu noonu. dinañ xam ne kat lii
dara la daal. dara la te incha allah noonu lay demee préparez-vous suñu mbokk internet yi vous allez vous régaler. ci noonu sax dama bëggoon rek ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy mode bi nga xam ne dañu ko daan gis bu yàgg ba maanaam coupe yu daaw yeeg yu daawaati jéeg yi suñu maam yi dañoo on a tendance que day dellu si waat lan moo waral loolu ndax dafa nekk parce que damay dégg parfois ñu naan peut-être que créateurs yi ñoom ñoo xaw a tayal benn instant créé tuñu dañu jël li ñawoon rek daal di indi daal di ci yokkaat benn touche bu ndaw ndax mën nga défendre seen bopp foofu. mais xam nga foofu noonu du ma ne sax damay défendre suñu bopp mais plutôt ñoom maam dañ doon sol lu rafet. lu yiw. kuy dem nag ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon. absolument.
parce que tey da ngay gis robe panneau yi l'autre jour maa ngi toog à la fii nii si boutique bi sax d'ailleurs y avait ma mère toog sama wet gis benn robe ci festival de Cannes bi waaw mais lii c'est magnifique monsieur ma ne ko waaw ma ne ko gis nga di gars yi doon sol démb moo ñëwaat tey mais nag dañ koy moderniser tamit parce que dañ koy def ba nga xam day tolloo ak jamono comme na mu daan rëyee maa ngi dégg sax léegi-léegi say kàddu nga ne que ñi ñoom maam doon sol grand boubou yeeg yooyu am na yenn milieu yoo xam du fa dem donc da ngay xool noo koy defee ba nga xamante ne ni du ngand par exemple boo xoolee léegi bu njëkk dañ daan def ay caaya bien vrai que ñu ngi def caaya ba léegi bu dee côté pantalon yi tamit dañ koy def des pantalons sur mesure yére yi tamit comme ni ngay gisee ni xaftaan bi bu njëkk daan am ay roof dara changé wul mais léegi li ñuy sol du am roof dañuy dindi roof yi parce que roof bi da koy ngandal ba nga xamante ne ni forme bi ak coupe bi ni mu war a génne lu ñu génne te normalement boo solee une tenue daf la war a muule ba nga xamante ne ni design bi dafay génn lan moo tax léegi les jeunes talents yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci réew mi foo ci tourner coupe 3D yi la ñuy sol tradi moderne yi te dañ ci yegg seen bopp parce que costume dañ ko jéggaani donc ñun li ñu moom nañ ko jël parce que la ngay dàq kéwal mu jëm àll nga dàq mu dugg ci biir kër gi surtout ouais. parce que gis nañu aussi que si côté góor ñi aussi dañoo gis ne que seen yére olof yi nga xam ne moom lañ daan sol mooy 2 pièces yi léegi dañ koy def ay coupe veste yu rafet daal di allier traditionnel bi ak moderne bi et puis ça passe partout boo demee seen séminaire yeeg yooyu day dugg soo demee palais sax day dugg et tout non mais dafa ñëw c'est que nii coupé léegi moo tax ma ne la côté couture ak mode bi fii la Sénégal souvent da ngay dem sax ci àll bi la wax de waxuma sax Dakar dans les régions nga dugg ñëw lu mel ni màggal de passage je salue waa Touba yëpp fi may daal waa kër sëñ Cheikh Thiolé xale yu jigéen ñi sañse lu rafet lu amul fenn te pourtant yi nekk ñu sax Dakar man dama bëgg quelque chose de classe design wala couture dafay am classe loolu laa bëgg quoi mais pas quelque chose de folklore wala carnaval. parfois nga solal nit lu rafet lu am classe waaye moom ci boppam joxu ko valeur ndax yaakaaroon ne nit ki si boppam moo war a may moom moo gën a war a taxawal classe bi nga xamante ne moo ne si yére bi. waaw xam nga comme ni nga ko waxee noonu léeg-léeg nga solal nit lu rafet. mu war ko mettre en valeur. mais nit ki mooy des. mais souvent tam dafa am foo xamante ne nii dañ fay xaw a juum tuuti mbub mu nekk dafa am milieu boo ko war a solee bépp mbub boo gis rek am na place boo xam ne foofu nga ko war a sol pour dem foofu noonu tey mënoon naa leen solal lu rafet macha allah nga génn ñëpp naan la soxna may li nga sol li nga sol li nga sol. le lendemain nga solaat ko. ñu ne mais soxna may xanaa bi muy génn këram tàggoowul. te pourtant c'est la même tenue. démb nga ko sol ñëpp di apprécier. tey nga sol ko ñu ne xanaa bi muy génn tàggoowul. donc y a problème. ñu mel ni fan la problème bi nekk. merci beaucoup. payet sama gars yi damay gis tout le temps dañ koy sol génn ci naaj bu tàng bi. da ngay yàq bëtu nit ñi da ngay yàq bëtu nit ñi da ngay yàq bëtu nit ñi donc comme foofu lay waxee noonu. donc robe de soirée dafa am pour dîner dafa am relax 5 heures 18 heures même pour les couleurs dafa am couleur boo xamante ne nii c'est pour le matin boo xamante ne c'est l'après-midi am boo xamante ne côté 18 heures am boo xamante ne c'est la nuit ah. waaw il faut que gars yi xam loolu tamit. waaw kon Bamba dafa mel ni yegsi nañu si njeexitalu émission bi. kon dañ lay bàyyi rek nga daal di wax sa dernier mot ak tàggoo ak ñi nga xam ne ñooy internet Dakaractu yi. waaw xanaa di kontaan rek ci doxantu bi ngeen doxantu ba ñëw fii ci Bamba Sow Design Prestige. di wax ne rek mbégte la ah. équipe bi yëpp dañ ciy kontaan. wax dëgg yàlla bi ñu yëgee da ngeen di ñëw mbégte la woon. di gërëm di sant ñi nga xamante ne ni ñooy clients yi ñi nga xamante ne dañ jël seen confiance yëpp jox ko Bamba Sow Design Prestige di leen wax ne que confiance bi ngeen am ci ñun du ñu def loolu di leen ko delloo saa su nekk parce que nag confiance dafa rëy bàyyi ñëpp xalaatuloo kenn ku dul Bamba Design diaspora bi yëpp gërëm naa leen sant naa leen parce que nag comme ni ko gars yi di waxee bu doom taxawee nday ja téye ci mbagg ya defe naa noonu la ci wolof. noonu la absolument. donc yéen la c'est vous Bamba Sow Design yéen la
donc ñu leen ciy gërëm di leen sant di gërëm suma yaay Aji Awa Thiam di gërëm sama famille Kër Baye bien vrai que papa ji moom dundatul di gërëm dëkkandoo yi di gërëm xarit yi di gërëm soppe yi ak am di jàmm yi di leen naan yaakaar bi ngeen am ci ñun yàlla bu mu tas et liy ñëw moo dàq. kon nag yéen a ko déggandoo suñu mbokku internet yi nii leen ko diggee woon noonu lañ ko defee tey ñu seet si woon ki nga xamante ne mooy styliste créateur Bamba Sow design mu wan ñu ay modèles yu nga xamante ne di ngeen ci mën a profiter bu baax pour préparer seen Korité ñu leen di jox dig daje si beneen émission spéciale Korité fii ci Dakaractu ak beneen styliste.